asalaamaaleykum waa Rue 10 namoon naa leen lool maa ngi leen di gërëm di leen sant di rafetlu taxawaay bi Rue 10 nag buñ fi ñëwee dañuy taxaw tuuti ndaxte fii la lépp tàmbalee defe naa ne ci école bii lañ daan réunion ci biir salle de classe yi nekk fukki nit wala fukki nit ak juróom ànd ak Pape Sow ak ñeneen di dajale nit ñi nànk-nànk di waxtaan di teg suñuy plan di teg suñuy projet di dem élection di am ay succès comme di am ay défaite mais yàlla di dox ba ñu mën a egg fii ñu egg tey kon Rue 10 du ma leen fàtte lu ma am yéen a ko moom lépp ci yéen la tàmbalee maa leen di gërëm di leen sant. maa ngi nuyu suñu kilifa yi ñu fi fekk di suñu ay mag yu baax di suñu ay waajur doyen Vincent bi di ku ne xam na ko. Père Mass maa ngi koy jaale suñu papa Nguy Diouf bi ma ñëwee di jaale fekkuma ko fa di nuyu président Amadou Kane waroon na jël parole sax waaye dafa mel ni tey dafay làqatu fële président Sagar ku ne xam na suñu diggante defe naa jarul ñu koy leeral Matu Jogo kàddu yi nga fi wax leer na man mosuma xam ne sa wolof nii la neexee Matu Pape Sarr bi bu Ndiaye doyen Tafa Faye sëñ Cheikh Kane maa ngi lay nuyu di la siyaar nga nuyul ma sëñ Sayer ak sama xarit Alaaji As Lo nga xam ne moom saa yu ñëwee rek gesner bu bees tàq lay sol boo xam ne amul fenn fii donc maa ngi nuyu ñëpp di nuyu jigéen ñi gis naa ñëpp di nuyu volontaires yi seen liggéey rafet na at a ngi nii sama jot néew lool may wër Sénégal di jéem a teg programme président de la République yenn saa yi nit ne ma Karim sa commune bi yaa ngi ko bàyyi ma ne déet bàyyiwuma ko bu ñu liggéeyee politiquement ba yàlla def ñu dénk ma responsabilité nationale politique dama gëm ne dafa am waxtu élection ak waxtu liggéey bu waxtu élection jotee ñu àndandoo def liggéey bi waxtu liggéey jotee tamit jàpp naa ne li doon sag mooy ñun waa Point E suñu doom buñ ko falee ñu may ko mu liggéeyal waa Sénégal ba ñu xam ne ñun waa Fann Point E Amitié ay liggéeykat lañ du dëgg bu boobaa nag bu borom kër utijee dépense waa kër gi ñooy téye kër gi loolu nag maa leen ciy gërëm leen sant def ngeen ko ba mu rafet di gërëm tamit ñi nga xamante ne ñoo yor liggéey bi ak suñu xarit Bouna Kanté mi nga xam ne dafa def initiative bu am solo initiative boo xamante ne dafa ànd ak générosité ndaxte politique ku ci ne boo ñëwee rek li ngay jéem mooy xaaral ma taxaw ci wetu diw xaaral ma bu max diw moom bi mu ñëwee dafa ne damay ñëw ànd ak yéen mu def it lu am solo ndaxte àdduna yàlla bindul nit ñi ñuy yàq wala ñuy yàqalante àdduna nit ñi de yàlla daf leen bind ñuy defar te defar bi gën mooy boole nit ñi maa ngi lay gërëm di la sant ci kàddu yi nga fi wax woo responsable Benno Bokk Yaakaar yëpp ñu ànd ci liggéey bi ma ci jiital docteur Malick Diop sama mag sama xarit duñu toog une semaine te waxtaanuñu su ma waxee télé wala feneen dina ma woo jox ma conseil ba pare teg ma ci yoon Pape Malick Mayel Diop tamit moom it noonu donc ñu ngi leen di gërëm di leen sant te xam ne liggéey bi ñoo ko bokk sas bu rëy la ndaxte nag président de la République dafa def premier mandat mais deuxième mandat bi tamit dafa am ay programme yu am solo zéro déchet zéro bidonville Sénégal vert industrialisation ainsi de suite waaye loolu bu ñu taxawul organiser jox ko majorité bi ci war waaye wër di ko wax sénégalais yi ba nit ñi mu leen ñu xam fan lañ jëm xam suñu population yi fan lañ jëm xam wér-gu-yaram lan la ci président def man bés bu ne ma jàng li professeur Moustapha Kassé li professeur Kassé wax léegi Aziz Kassé wax ko ci wàllu cancer man mosuma ko xam mosuma xam ne président engagement boobu la jël mosuma xam ne instrument yi yëpp andi na ko ci Sénégal nit ñi di faju ndaxte Sénégal nag dafa am lu bees lu xew réseaux sociaux yi boo ci toobee di déglu da ngay foog ne Sénégal suba mu tàkk da ngay foog ne suba bu ñu xëyee dañuy daggati Sénégal yóbbu ko marché Colobane jaay ko ndaxte dara baaxu te pourtant wax na leen li fi am te amul ci yeneen dëkku Afrique yi li nga xam ne nit ñaa ngi koy faju ci ay feebar yoo xam ne bu la yàlla dimbaliwul boo demul bitim réew doo mën a faju donc nañu bàyyi di gàkkal suñu réew jàpp ne dara baaxul xool leen ñi fi ne kan moo fi ne te añul tey kan moo fi ne te këram amul jàmm kan moo fi ne te nekkul ci sant yàlla waxuñu ne lépp neex na waxuñu ne ñi ngi mel ni Europe wala États-Unis waaye ñi ngi sant yàlla kéem li ñu yàlla defal ñu ngi ciy góorgóorlu di fexe di doxal ni ñeneen dëkk yi di doxalee loolu nag dafa bokk ci gëm yàlla dafa bokk ci sant yàlla lim la defal nga nangu ko lim la xañ nga góorgóorlu uti ko te loolu nag la ñu war a yaree suñu njaboot loolu la ñu war a yaree suñu waa réew
xam ne àdduna yàlla yemalewul dafa jël tubaab yi jox leen nangam te tubaab yëpp sax yemuñu boo demee fi mu ne nii France ak Roumanie yemuñu Amérique boo demee Alaska wala nga dem état de New York yemuñu ku ci ne am nga lu la yàlla may ak lu la yàlla xañ donc loolu tamit lañ war a xam mais nag nee nañ yàlla boo xëyee da nga war a xool ki nga tane nga sant yàlla nga xool ki la tane nga góorgóorlu donc loolu nag mooy yoon bi nga xam ne war nañ ko jël te bañ di déglu ñi nga xam ne saa yu ñu xëyee rek dañu naan dara baaxul lépp lakk na lépp jaay nañ ko lépp gor nañ ko lépp taal nañ ko dara du ci dëgg politique dafa war a civiliser nee nañ gone gu yàgg ci néeg bi seng bu fii senn xam nga ko ay ñoom grand Vincent dégg ngeen nee nañ 60 ans def nañ ko ci quartier bi xam nañ ridi su démb xam nañ ridi su barki démb ridi su tey waaye nag ñun africain ñun sénégalais bu ñu amul fulla bu ñu amul ambition bu ñu amul organisation ne ñun fële lañ bëgg a jëm amul benn chef d'état bu mën a soppi suñu réew bu dul ñi nga xam ne ñu ngi góorgóorlu population yi tamit ànd ak ñoom di góorgóorlu te loolu nag moo waral bés bi tey ndaxte wax nañ leen ci wàllu cancer 1975 fi Sénégal tolloon boobu kenn daawul wax mbirum sensibilisation ak dépistage ñuy dox di am ay programme gis ngeen ci sida Sénégal toogul di xoole rek Sénégal dafa def ay programme def sensibilisation boo demee ci yeneen dëkku africain ay taux de prévalence yu rëy ngay gis 10% nangam imagine ngeen loolu dëkk yoo xam ne fukki nit yoo romb kenn ki dafa sida mais Sénégal dañ fexe ba taux de prévalence mosul dépassé 1% su ma juumul defe naa chiffre bi 1,3% matu du loolu mais c'est parce que nit ñi dañ ko liggéey parce que gis ngeen ko ñun biñ gënee nekk gone da daan am ay sensibilisation ci sida ak leneen boo ko xoolee ci Covid 19 boo leen seetloo quartier bu nekk commune bu nekk maire bu nekk état du Sénégal jàppale na la jàppale néew di doole yi waaye fexe tamit ba centre de santé yi poste de santé yi ku nekk am matériel bi ci war ku nekk am information bi ci war gis ngeen état du Sénégal bi ñu xëyee ne dañuy couvre-feu ñu ne ñu da ngeen di caaxaan couvre-feu wu leen léegi dëkk yi gën a développé ñu ngi couvre-feu ñu ngi def li Sénégal defoon bi ñu nee ñu ngi tere yenn bërëb bi ñu fay daje ñu ne waaw de état bi dafa démissionné bu ñu nee nañ desserré ñu ne déedéet nangam te pourtant buñ ko seetloo du journalistes yi wala opposants yi ñoo war a wax ndax Sénégal taxawaayam baax na wala baaxul spécialistes yi ñoo ko war a wax te spécialistes yi ñoo nekk ci université yi bi ñu jàngatee ci États-Unis nee nañ Sénégal bokkate ci ñaari dëkk yi nga xam ne ni ñu xeexee Covid bokk na ci xeexin bi gën a set te boo ko gisee ci suñu taux de létalité boo ko gisee ci feebar bi ni mu demee yéegoon ba wàccaat tey ñu war ci sant yàlla donc bu ñu xeeb suñu bopp nañu sant yàlla jaajëfal suñuy docteur jaajëfal suñu système de santé lu ñu ñàkk alal mi ngi taxaw ndaxte am na dëkk yoo xamante ne ñoo ñu ëpp alal te amuñu résultat yu ñu am te ñu gën a góorgóorlu ñun ñii it ñi nga xam ne ñun lañ dénk bu ko defee ñu mën a am système de couverture maladie universelle bu baax. professeur Kassé wax na ko mais loolu ay étape la état du Sénégal njëkk na teg couverture maladie boo xam ne mutuelle la mais président wax na ko nee na bu doon sagoom day fexe salaire bu ne ñu jël ci 1000 francs wala lu mel ni 1% bu ñu ko dajalee. au lieu que ñuy def 30 milliards par an ci couverture maladie universelle ñu mën a egg 100 milliards par an boo xam ne ku bëgg a faju mën nga dem ci docteur di mën a faju comme ni français yi amee seen carte vitale ak yeneen dëkk yi donc loolu mooy yoon wi ku wax leneen da nga bëgg a yor bantu yonent yàlla Moussa boo fëggee mu am waaye bëggoo liggéey ba àgg fa ñu war a egg àdduna dañ koy liggéey dañ koy teg ba mu àgg. leneen li nag mooy wax leen tamit ci programme yi nga xamante ne ministère de l'urbanisme def na ko. lu mel nii fii ci commune Fann Point Amitié ñëw nañ fi jàppale jàkk yi def désinfection ci jàkk yi ak jumaa yi def nañ li nga xamante ne mooy désinfection des salles de classe installé nañ ay distributeurs de gel hydroalcoolique joxe nañ ay masques ay gel hydroalcoolique jox nañ ko élèves yi jamono ji nga xam ne école dafa war a reprendre def nañ tamit pompage des eaux dans les écoles inondées loolu nag mooy cër bi nga xamante ne moom la ñu yàlla jox en tant que ministre en charge de l'hygiène publique population yi bu ñu jaaxle ñu war leen mën jàppale donc loolu tamit ñu ciy continuer moo tax programme bi nga xam ne def nañ ko ci lutte contre le cancer bëgg naa ñu continuer ko tey Sicap Rue 10 la waaye semaine prochaine ñu mën ko def fi nga xam ne moom mooy fi ñuy wax zone B bu paree ñu dem Fanok ñoom Yacine Gueye bu Point E bu ñu góorgóorloo ak soxna Ndeye Diarra ñu mën ko def Point E tamit voilà weer bi di jeex ak ñoom Roy Ba donc loolu moo doon kàddu yi maa ngi leen di gërëm di leen sant di leen wax nag ne dellu si naa nag te gis ngeen temps yi dama perdre 10 kilos donc gën naa am cawarte dinaa mën a ñëw
ñuy def porte à porte di dugg ci biir kër yi di wër di waxtaan ak ñëpp bu ko defee nag bu ko defee muus yeeg kaña yi di daw ñi nga xam ne dañ ñoo ragal du dëgg.